waa jërëjëf fii mooy pencum kër Sala Mbata boo gisee ma ànd ak télévision bu mag bi di Fekh TV ñu fekk fi ñi nga xamante ni si tey ñooy borom dëkk bi suma gaa yaa ngi nii toog jumaa jaa ngi nii muy jumaa ji nga xamante ni si moom la Al Amine defoon fii moom Seydi Hadj Malick mu Seydi Aboubacar tey nag ñu ànd ak télévision bu mag bi ñëw war a couvrir li nga xamante ni mooy événement bi fi am événement bi mooy ban mooy Demba Diop si moo ànd ak Pathé Diop ñu def fi benn tali bu mag tali bi nag tey lañ ko war a inauguré courant baa ngi tegee garab yaa ngi sampe jumaa jaa ngi nii ñuy ñaan sunu borom dogal ndox mi ñëw waaye lii comme li ma la waxoon rek damay ànd ak yow ñu dugg ci biir ma laaj askan wi ñoom lan mooy seen mbégte ci wàllu bés bi nga xamante ni tey moom la Demba Diop si ànd ak Pathé Diop def ko sama cameraman topp ma ànd ak gars yi jigéen ñaa ngi nii xale yu góor yaa ngi nii jumaa jaa nga ne le ñëwal. yàggan ko fi bëgg nag tey jii nag la ko yàlla dogal bi ko fi yàlla dogalee tey wendi ko fi kontaan nañu lool man démb damaa fanaanee jooy sax ndax xol bu sedd rek ma ne dëkk bii day xam naa lii dina fi am lii day bettu nu fi de ndax sama sëriñ bi duñ naa Gille Diop ak sama mag gi naa Goot Diop ñoo ko fi yàgg na bëgg yàlla ko dogalul tey jii nag yàlla yokk seeni leer yal na yàlla yokk seeni leer ca àjjana ña nga ca àjjana tey jii sax wax naa ko Sala dinaa ko billaay lii ña ngi ko yëg ca àjjana ump leen sama xol bi sedd na sama xolu wujj bi sedd na sama gone seen xol sedd na yal nañ dund ak jàmm daal ba yàlla def yàlla may sunu gone yi woto bu ñu dawal di dellu seeg jàmm ñëpp nag laa ñaanal waa dëkk bi yëpp laa ñaanal. sañ-sañ nañu koy tax bés bi dañ cee kontaan sunu xol sedd na guy nag. kontaan nañu yal na ci yàlla wis ndox mu sedd guy ndax lii ba ñu ko bëggee yàgg na ndax ci sunuy baay ñoo ko jëkkee woon sama baay ak sa baay. waaw muy Alaaji Njaw Diop ak Alaaji Modou Mbow. ak Samba Koura Diop. ak Samba Koura Diop. suñu masaa julli ji bésu àjjuma ba ñëw ba ci xur wi sama baay dañuy taxaw xoolaat dëkk bi. daw mën a sañse. ni man daal man bàcc daal sama sañan. civilisé. Kër Sala day mel ni përi loolee ñu waxan nag. ñaan ko bàyyi ko fi xele yi ndax nee ñu mag amatul waaye mag a ngi fi ndax kenn ku ne fa sa baay tegan sa tànk rek yaa ngi ko fa teg yal nañu yàlla lafal cet nag ci suñu bés bi. waaw Seyna Ali ñu ngi santaat yàlla bu baax a baax di julli si Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di sant sunuy sëriñ njabootu Seydi Hadji Malick gépp ñu ngi leen di sant. di leen ñaanal sunu borom tabaaraka wa taala ñi fi des yàlla bàyyi leen fi ñu yàgg si sunu kanam lool yàgg noo jiite nu yàgg topp seen ginnaaw ñi wuyu sunu borom ñu yàlla yokk seeni leer fan tëdd taaf nu seen barke. di santaat yàlla Aliou di kontaan tey bisu mbégte la bisu kontaante la sunu xol dafa sedd guy Aliou ndax ñun amuñu lul Kër Sala amuñu lul sunu mag ñi yàlla mi dara tewul comme ni nga ko waxee. Samba Koura mi meññ Kër Sala tey ku ko làmb fa mu tëdd sedd na guy doomam jëm fi bàyyi woon Alxaaji Lat Diop ku ko tey fay fa mu tëdd Alxaaji Lat Diop ngi jóg toog. da doon gaynde moom jàmbaar la woon. wallaahi jàmbaar bëgg Kër Sala bëgg àddina bi bëgg réew mi bëgg Sénégal loolu dong ko yit ñu yitteem Kër Sala rek ba tey yàlla dogal lii xëy na fekku ko fi waa ne fekk na ko fi. ma nga toog àjjana di seetaan. wallaahi la azim ndax lépp tey ci tànkam yëpp rek nu Kër Sala avancé moo ko yitteeloon ba yàlla dogal na tey Kër Sala avancé na tey avancement bi yal na ko yàlla àggale lii commencement la rek alu léppay ñëw Kër Sala dara jombu leen ndax ku toll ni sëñ Abdoul Aziz Al Amine yal na yàlla yokk leeram toog ba Tiwaawan Sénégal gépp di dégg Kër Sala ndax moom grâce ak moom. yàlla rek parce que am na loo xam ne nii bëgg koo def taxul nga def ko am na loo xam ne soo ko defee ndimbalu suñu borom la surtout ma jamono yu ñu toll bëgg a mel leen ni fi réew mi toll taxul nga mel ni kon soo amee ku sës ci yow gisa lépp mel ni li ma la wax rek sant yàlla la lépp daal ñoo ngi teg ci sant yàlla rek Pathé nag moom duñ ko wax dara bàyyi ko yàlla rek. parce que man maa ngi soog a jóge Tivaouane damaa xëy am service bu ndemen te tey jii xalaatuma si ginnaaw dara ndax waa dëkk bi kenn ku ne jël nga biir mi def ko comme sa yëf te bi ma ñëwee fii léegi loolu leen ma wax may la man fii maa ngi seen ginnaaw amu fi lenn loo xamante ni dinaa ko yëkkati baa ma ko teg maa ngi si ginnaaw waa dëkk bi yëpp di sant Baye Pathé bu baax nag di sant Baye Pathé bu baax parce que mbir mi ñi ko bëggoon bari na kon ginnaaw yàlla tey bu ko yàlla dogalee mu jaar si moom dañ koy sant bu baax a baax a baax waaye tamit di sant ay magam yi nga xamante ji ginnaaw yàlla lu lépp lu man rek
ay magam ñoo ko poussé dooleel ko ba ragalul si ginnaawam dara waaye moom tam di ko sant moom Paate bu baax parce que tey jii bu ñu ànd Diop Sy ni ñu jox benn cër bi ak di ñu xool fenn fi grâce ak moom la moo tax képp koo xam te ni njabootu famille bi nga daal foo ma di nekk war ngaa gën a góorgóorlu gën a takk sa laxasaay bañ a mujjee poussé mu réer affaire bi nag Diop Sy nag du nga ko sant dañ koy ñaanal yàlla ba li nga xamante ni mébét na ko si Tivaouane ak département Tivaouane yàlla kàttanal ko ba mën koo àggale si jàmm salaam li nga xam mooy mébétam muy maire Tivaouane yàlla may ko mu sédd guy si barke Seydina Mohamed. Je profite de l'occasion pour dire un grand merci d'abord à la télévision Fekh TV de nous avoir fait cet honneur. Et l'occasion qui nous réunit aujourd'hui est la célébration de l'inauguration de la route de Kër Salambata, initiée par l'honorable député Demba Diop Sy par l'intermédiaire de l'ambassadeur de Kër Salambata, El Hadji Pathé Diop Al Amin. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour honorer et profiter d'une grande occasion pour marquer notre gratitude vis-à-vis d'une personne, un homme qui, à travers ses ressources, ne ménage aucun effort pour satisfaire les besoins des populations de Tivaouane. Aujourd'hui, il a agrandi ses activités en construisant une route qui s'élève à plusieurs millions pour Kër Salambata. Si Diop Sy a fait cela, c'est uniquement à travers son amitié et son humanisme, grâce à son humanisme et toute cette humilité qu'il a envers un peuple désespéré et un peuple qui a longtemps couru derrière cette route. li ñu si yéene woon yàlla àggale ko ni ko bëgg ndax dañu yéene woon bu Pathé ñëwee fii fekk na fi moom Diop Sy Diop Sy moom nga xam ne daa toog di waxtaan jël boppam jox ko Serigne Abdou Aziz Sy Al Amin nga xam ni képp ku mu teg loxo moo gën ku mu tegut loxo ku mu xam moo gën ku mu xamul ku mu waxal moo gën ku mu waxal problème bi ma am mooy heure bu ma ko tuddee dootuma mën a def wallaay dëgg la léegi Diop Sy moomu dem ba benn jour sëñ ëpp lu mu wax yàllaa ko wax mënu ko Diop mënu ko tegal naa la ci moo tax ñu naan ko Diop Sy bi nga xamante ni dem nañu Maroc sëñ Abdou Aziz Al Amin mu baax ma nekk booba fekk am na ay transporteurs yu soxla woon ay oto bi ñu diggee Maroc ñu ne sëñ Abdou ngi fi ñu dem yëgal ko ni ko dañoo soxla Macky Sall te Macky Sall amuñu woon ak moom audience mais dañu dégg ni yaa ngi fi sëriñ Abdou loolu yomb mu dugg gis Macky daal di génn ni yéen lañ ci teg ñu daal di dem waxtaan ak sëriñ Abdou ba jóge fa dem ci Macky Sall waxtaan ak moom mooy camion yi nga xëy 73 camion la woon bi nga xamante ni noppi nañu man ci ñun ñu bindu laa bokkoon mais sëriñ Abdou wax Diop Sy ni ko camion Tivaouane jox leen ko Pathé moom daf maa bëggan ba su ma gisee daf may daal di joxe ndigal ci man. da ngaa bëgg lu nag da ngaa bëgg sa gox. ma daal di jóg dem toog damaa toog ba ñu woo ma rek ma dégg ñun ma am nga camion yi am nga ci sëriñ Abdou moomu jëlal Pathé teg ko fu mu tegul kenn am na benn jour bi ma jëkkee dajeeg Pathé bi sëñ Abdou nelawee mooy bi njaw jeng bi gaañu ba Pathé ñëwee ba mu waxtaanee ba noppi ma ne lii soo amuloon na si wàllu Pathé ni mu taxaw woon ak Serigne Abdou bu diggan wax ci mbooloo ba noppi ñu ne li mu wax waru ko wax rek kon ma xam ne Serigne Abdou du sëñ dëgg la lépp lu mu wax ci biir mbooloo bu noppee ay skay rek la ci nit ñi moom Pathé walaay dëgg la mu woo ma wax ma ni ma Diop Sy daa defar tëj ba mu àgg mu ba koo inauguré ma ne ko incha allah buy ñëw fa la may fekk dëgg la suñu mag yi di El Hadji Pape Nguer jóge ba Kër Sall dëgg ñëw fii ngir yàlla ak suñu bis bii yàgg na fee wax lu baax yàgg na fee def lu baax jumaa jii keroog ba liggéey bi moo teg rajo bi fi nekk moo ko fi dugal inauguration bi nag yi teraanga yañ fi kii moo ko fi indi moom Pape Nguer mi toog moom Pape Nguer ñuy toog loxo mu suñu Kër Sall ñuy ñaan yàlla yal nañ ko yàlla sàmmal amiin yaa rabbi yal na fi yàgg yal na wér li mu yéene ci tund bi yal na ko yàlla kartanal ba mu mottali ko am na benn conférence bi ñuy def fi chaque année al mutamassikiina bi sunnati xayril aalamiin te sëñ Babacar Sy Abdoul Aziz ñëw di ko présider chaque année jamono booba rakkam a ngi fi di laay man leen tund bi lañ bu ñu yàlla mayeen ñaar ñu mel ni El Hadji Pape Nguer ba ñett suñu tund ranke jeex na dëgg la
luy itti tund wi kem talaay kattan la mu man def na ko ci te dama mos a ñëw Kër Saala dërgën am xew-xew bu fa amal man de maa ngi def loo xam nit ñaa ngi ma ciy gërëm waaye man gis ko gërëm parce que dama fay fekk samay bàyyi fekk fi samay mag gis Omar Dieng am lu mu fi doon def ci teranga waaw mu leer ma ni li ma man tey ba di ko def moom booba bu ko mën a dina def lu ëpp li may def kon man ñooñu rek laa teg bët kon kii baax rek lañu mën a seede ci moom moom rek lañu xam ci moom te man ku ma xam nga ni du ma wax lu ma gëm jomb naa ko ëllëg yàlla naa ma yow kat ba nga toogee ci place sàngam waa bëggan lu neex nit ñi waa bëggan lu jekk rek a tax nga di ko wax te du ma ko mën a justifier ëppale naa ko sama bopp ni Kër Saala dama fee ñëw andi sama oto dem ba tool ogo jam mu cam foofa ma woowaat dëkk bi ni leen kaay puus leen ma xale yëpp ñëw génn puus ma am lu ma naqari dem wax ceeg Mawlaay Cheikh Abdoul Aziz Sy Al Amin mooy gor billaahi mooy gor mu ne ma bu tëlli génnatee Kër Saala laa koy jëkk a jox am na sëriñ bu dëkk ca ginnaaw sañ cu pir ñu tëlli bu Kër Saala mu ne paate dama koy jox ko maam Serigne Touba laa koy jox tëli boobu Kër Saala sama dëkk la dañ am insha allahu taala jël tëli ba yóbbu ko ca ginnaaw sañ cu pir muy tëli rang-rang mu ne ma insha allahu li indi tànk kanam dina indi tànk ginnaaw ma ne ko sëriñ bi man day dëgg la yoon dëgg la mais am na lu ma gën a ñor yoon mu ne ma loolu lan la ma ne ko néeg bu ñuy jaamoo yàlla muy jumaa mu ne ma insha allah di ko am jumaa jaa ngi nii ñu ne loolu ma ne ko courant mu ne ma mbay mu ni mbaylu ak xalifa ñam dem leen Kër Saala ngeen natt ko ñu yóbbu fa courant xalifa ña ngeen nii lu amul seen baax ñu ne lii loolu ñu ne ndox ñu ne am na may leen yéen da ay xale ngeen wax waaye li ngeen wax du waxee xale waaye nag yoon dëkk mun ñu koo defar état ko mën a defar ñu ne bay paate dañuy sóobu lu ba luñ ci fekk rek fekk ñu ca mooy la waaye ngeen ànd kook tey rek ak déggatu ñu daal di jël seeni déem ak seeni daqaar Kër Saala bu ku ci nekk la mu am mu financé ko ci pour yoon wi am bi loolu amee ñu dem tàmbali yoon wi sama benn doom filmé ko dugal ko ci internet bi réseaux sociaux yi capté ko ñu bari woo ma ni ma waaw wii yoon nu ma nekk seen dëkk may leen yoon wi day yàllaa ko dugalagul waaye incha allah dina am ba ñu ko defee Modou Fall mi nekk opérateur économique fii ci Tivaouane dëkk Kër Baba Sey woo Pape Sala def ci alalam ju takku suñu rakk suñu xarit suñu wëllëre Jaañ si Mbeng meeru Tivaouane yebal fi délégation bu takku jël alalam def ci waaye nag am na koo xam ne di sama rakk di sama xarit di Ablaye Ndiaye Ngalgu ba mu ko déggee dafa jël camion yu bari tuur ko Kër Saala Mbata ni ma paate yow waroo dëkk foo xamante ni oto mënu faa dem famille bii ma bokk seen maam sañcan ko yàlla dogal ku fi ëpp ay at ci sa loxo lay tegu njaboot gi yëpp wommatu àndandoo yow di la jàppale tey nag nee nañ Pape Diop chef de village waaye ci sama kàddu kilifa laay waxee waaye chef de village baa ngi fii ci ginnaaw di Alaaji Malick Diop loolu laa bëgg a leeral ña xamul yàlla dafa dogal man ci kilifteef lay tënku moom laa fi fekk moom lay ñaan yàlla dund ci lay ñaan yàlla dee parce que sëñ Abdou Aziz Sy Al Amin da daan wax naan nit bu amul kilifa na wuti ëkk sax samp ko buy xëy tàgg ko bu del seen ni ko ñëw naa kon nit day am kilifa loolu rek laa doon leeral foofu mu mel ni yàlla lu muy dogal lu ne am na fu mu koy jaarale yoon wii tey dama tëdd bay waaj a fermer sama bunt am ay tuut tànk yu ñëw ni ma paa dañ laa soxla woon moo ubbiwaat ni leen mbaa jàmm la ñu ni ma waaw jàmm la yoon dañ koo yàgg a bëgg yàgg koo sàkku waaye mu mel ni yàlla ak séegul ak i mbiram te xam nañ ni dugg Kër Saala fi mu ne jafe na oto boo wax mun la mënumaa dem ndax xóoru yi moto boo wax mun la mënumaa dem mu wet xóoru yi ñu bëgg na boole suñu déem ak suñu Dakar nag tàmbali ba luñ ci fekk ñu ci dëgg la loolu ci xalaat yi ay tuut tànk la jóge yu ndaw kon loolu comme mbir mi jaare tey
damay leeral rek. di sant nag ñi fi ñëw ñëpp tey ngir rek ñu waxtaanee suñu tali bi nga xam ne moom lañ fi defar. di am kontante nag sama kontante li tax ma kontaan mooy dama ànd ak sama ay xarit ànd ak samay nawle ñu ànd toog ñu ñuy tudd te kenn tudd leen te loolu mënul nekk si ma damay tàmbali di sant d'abord Jalimaar mi nga xamee ni ba ma commencé politique ba léegi mi nga ànd ak man. moom Jalimaar tàcc leen ko waay. loolu moom balaa may commencé ci moom laay njëkk a tàmbalee. dellu nag di nuyu politiciens yi ma fi fekk yëpp muy Cheikh Diouf Amadou Camara ndax Cheikh Diouf ñoo àndandoo ñëw. ñooñu ñëpp ñoo nekk ndawoon assemblée di xeexandoo ngir Tivaouane. donc Cheikh Diouf respect bi ma am si moom mooy fu mu mës a waxee assemblée rek Tivaouane moo ko tax a wax. kon kooku bu doxee fii dinaa ko sant ci kanamu nit ñi ñu xam ne que moo ko yàgg na défendre penc mi yàgg na défendre aussi gox bi. di sant Ndoye Bane mi nga xamee ni sama xarit la te yàgg maanaam moom muy sama xarit di xarit sama waa kër di sama xaritu soxna kon bu ñëwee fii tey ndax xaritoo dama koy sant ndax du ma ko bàyyi mu dem. moom fii la dëkk. di sant nag sëñ Moustapha Mbacke mi nga xamee ni tey ba Ndiaye la jóge sama benn xarit moo taxoon ma xam ko mais di ko sant it ngir sëriñ Mohamed moom xam na man xam na ñooñu mënuma leen bañ wax parce que ci délégation bi ma nekk ak jigéen yi ma àndal li ko dalee ci président te Marème Sidilo ak ñi nga xam ne ñoom la ñu àndal ñëpp seen niroo jox naa ko Marème Sidilo beneen bi nag ñun dañu am suñu secrétaire général parti muy Ablaye Diouf dëkk Thiès dafa bàyyi li mu doon def yëpp ñëw tey pour ànd seeg ñun ci inauguration tali bi bu loolu weesoo nag damay sant Paate ndax Paate dañoo yàgg man ak moom yàgg ànd ci keppaaru sëñ Abdou Aziz Al Amin di bokk di waxtaan di bokk di nas di dimbali sëriñ bi ci li mu bëgg di topp ci ay pexeem di ko def man ak moom ak Khalifa Niang ak Mbaye Lo donc ñooñu man a ñoom benn nit lañu duñu ñaari nit ndax ñoo mës a bëgg ay ñoo mës a bokk pas-pas ñoo mës a bokk li ñor waane nag dama koo xamee ni nag man bu ma waxee Kër Saala moom laay wax turam muy Alioune Diop ndax moom Alioune Diop moo fi ànd ak man si politique guddi ak bëccëg moom ak waa këram kon kooku moom Mansour mënuma ñëw ba fii wax tëb leen ñoom d'abord pour man ñoom ñooy samay drapeau tali bii la tax ma wax si Alioune Diop ak Mansour ñoo tax ma wax si parce que nag Paate moo ma woo téléphone wax ma mais ba ma bu ma wooyee ba pare mu waxee pare dama ko ne Alioune Diop ak Mansour waxoon nañ ma tali bi ba pare te maa ngi si jëm si kon bu ñëwee fii danaa ko waxaat mu gën a dëgër gën a wér ngeen xam ni rek li may def damay wax gars yi ne leen bu ma ko doon def ngir leneen kon lu sotti dama ko doon def ngir yàlla moo tax ma di ko def li may def ci Tivaouane ngir yàlla moo tax ma di ko def parce que loolu laa gëm dama gëm nii képp kuy taalibi man taalibi la mbiru taalibe lay def yëfu taalibe lay def lu waay wax yaa xam mais man taalibe la jàppale ni man lu ma yaakaar ne bu ma ko defee ci tund bi mu baax ci diine ji mu baax ci xadara bi mu baax ci waa këru diine ji waa kër maam Khalifa wala kër maam El Hadj Malick wala waa kër maam Sëñ Touba dama koy def parce que li ma am yàllaa ma ko jox te yàlla moo ma ne naa séddale. kon nag li ma am dama koy bokk ak ñi nga xamee ne ñoom laa dëkkandool li nga xam ni mën naa ko te mënuñu ko ma defal leen ko parce que loolu laa gëm Paate nag xam na li may wax du tey laa commencé li mu leen wax léegi dëgg la ba may defar tali këram 2007 la woon 2007 ak léegi ça fait 14 ans te boobu temps kenn xalaatul woon ni que nit dina ko def naa leneen ak leneen ak leneen wante du man maa koy lim ni waa Kër Saala def tey lim ko ñeneen daañu limaat seen tali parce que waa Kër Saala kat nag ñoo tàmbali inauguré tali comme ñoo ko tàmbali inauguré nag am ñi ma ko njëkkoon defal ñoom it nee na ñoom tamit dañuy inauguré parce que waa Kër Saala inauguré ni kon nag jàppaleen ni fii ak weer wi jee donc foo leen dégg ni ñu ngi inauguré tali ci biir département bi rek jàppaleen ni man la
damay kontaan trop sànq di Saala di wax léegi dama la dégg li muy wax moom Kër Saala moo ko intéressé moo ko ñor li am Kër Saala moo ko intéressé li ñu fiy def moo ko intéressé buy wax Kër Saala lay wax buy jëf wax Kër Saala mooy jëf kon kooku munul nekk ak yow te doo def ci Kër Saala loolu mënut a nekk dama bëgg rek ngeen xam ni que man de Paate xam na sama jikko lu ma narul it du ma ko wax mais lu ma wax it danaa ko def incha allah ndax yàlla dimbali na ma ba nga xamee ni du ma wax lu ma mënut du ma wax lu nekkul sama loxo ab njóobeen laa maa ngi moom a yem looy wax lu nekk day nekk. Modou Bon fi nga daaneel foofu lay duggee dama ne fi nga daaneel lay dugg école bi danaa ko clôturer man kenn daa dugg ci école bi moo tax ma rafetlu la école bi waaw wax rek laa ko joxe ndax yaa wax école bi comme may bëri man may directeur école bi danaa defar école Kër Saala wasalaam wax ci jeex ñu ngi nuyu waa Sénégal waaye ñu ngi nuyu réew tey nag dañoo am mbégte ak bànneex mooy lan ki nga xamante ni tey moo ni fi dajale muy Paate Diop moom Seydil Hadji Malick mu Seydi Aboubacar Sy Alaaji Samba Koura Diobay sa baay waaye Mbayang Jongay sa yaay waaye Ajaratu Khady Diobay sa yaay Alaaji Samba Koura Diop sa baay lii la doon xalaat tey bu dikkoon fii xol ba dana sedd waaye Alaaji Njaw Diop bu dikkoon fii xol ba dana sedd waaye Samba Xew bu dikkoon fii xol ba dana sedd tey nga ànd ak sa xarit sa doomu ndey sa nijaay sa lépp taalibe Seydi Aboubacar Sy Malick moom Seydil Hadji Malick muy Demba Diop si ma bëgg ngeen tàccul ma ko bu baax a baax a baax a baax waaw góor gàtt na Paate waaye ku deful dara du ko dégg Diop si def nga lu rafet defati nga ko man fii laa dëkk ci Kër Saala fii laa juddoo fii laa yaroo kër gële ñu kuule ba pare maa ko moom li tax keroog bi yàlla dogalee tey nga yor say machine ñëw maasale dëkk bi depuis presque 4 ans ci ginnaaw 5 ans am na sën yu fi nekk yoo xamante ni si 1960 ba léegi kenn mënu ko fee jëlee Demba Diop si moo ñëw jël musique bi maasale ginnaaw kër yi doomu aadama yi ñëw dëkk kon tey bu yàlla dogalee amuñu ko dul Paate Diop mi mu nekk ak Al Amin andi fi courant andi fi ndox andi fi juma andi fi lu ne xalaat ni dafay war a andi yoon dem àjjana nga nekk fi yaa Diop si ngeen ni li Al Amin waxoon ni Kër Saala mooy wanagu Seydil Hadji Malick waaye mooy wanagu Seydi Aboubacar Sy ay waay mu yar leen def ci yéen diine def ci yéen xam-xam def ci yéen jom def ci yéen fit ngeen ni ñun kat duñ ko neenal dañuy àggale yéeneem waaye dañuy àggale mébétam ànd ak Demba Diop si def fi benn tali boo xamante ni si tali bi jër na 30 millions wala 20 millions wala 40 millions. waaw góor gàtt na waaye ku defu dara du ko dégg garab yaa ngi nii ñuy jëmbat oto lamb yaa ngi nii tëdd tali baa ngi nii di xëtti tey laa jógee Dakar waaye barki Seydi Aboubacar Sy Malick diggante Tivaouane ak Kër Saala defuma fi 5 minutes te dama fi daa def 20 minutes dama fi daa def 30 minutes Diop si. dama ne kii bu pare nga may mu dugg sukk nii man moom Al Amin taxaw dëggal ngeen ko biral ngeen ko li ngeen war a def ngeen ko félicitation yàlla yàlla doon sa jàmm.
génn may génn dugal baax papa. Reculez s'il vous plaît. chef oh dugal baax tamul baax. sëñ Moustapha Mbacké mu Taïba Ndiaye moom Serigne Bamba ngi noonu kooku mooy sëñ Moustapha Mbacké la ilaha illallah nee na ko dagal ay waay nee na ko dagal waay la ilaha illallah kooku mooy Diop Sy président sunu xol set ñun benn rek lañ am ñoom ba ñu tàggee lañ yuux ñun ñëpp ñu dugg champ xamuñu protocole. léegi fii la ñu interview wala fële